salaamaaleykum ñu leen di ziar yéen ñëpp di leen nuyu waa di jégalu ci qualité image bi waaw ñu ngi ñaanal sëñ Mountakha Mbacké yàlla na fi yàgg te wér di ñaanal sëñ Idrissa Ndiaye Seexul Xadim yàlla na ko yàlla yàggal suñu kanam dëgëral ko may ko gudd fan daxal ko lépp luy musiba ak balaa yéegal ko fa maxama yi gën a kawe waaw comme niñ koy defee dimanche bu nekk ñu ngi dikkaat tey ci analyser li nga xamante ni moo fi jàll ci semaine bi waaw comme ni ngeen ko xamee rek chaque semaine chaque dimanche ci 20h heure bi nañ dikkaat ak yéen ci analyse bu approfondie ci li nga xam ne moo xew ci dëkk bi tey nag ñu ngi dikkaat ci faram-fàcce bi nga xam ne amoon na mercredi te Pape nga ñu invité woon ci Babacar Justin Ndiaye ak Madiambal Diagne boo leen seetaanee émission boobu ngeen gis ni Babacar Justin dafa wax boo xamante ni xaw na maa yéem alors que ku ma respecté la yàgg naa ko suivre aussi ay intervention ci média yi mais intellectuel bu tel ni moom keroog dama gis ni dafa dérivé comme ni mu koy waxee il aime surfer entre les vagues des mots mais soxlawuñu sax laa ko tubaab parce que bon mooy loolu bu ñu ci dikkaatee dafa wax ni am na lu gën a yéeme terrorisme am na lu gën a yéeme Boko Haram di yor Sénégal mu teg ci ni militaires yi nga xam ne dañuy kuréel di jàng xasaay parce que exemple boobu la joxe mënoon na joxe beneen exemple pour man ak analyste bu toll ni moom intervention boobu dafa raté ndax loolu teguwul loolu ku sa xam-xam gàtt moom xam-xamam naw nañ ko waaye nit ku xamul dara mooy waxee noonu xaw ma nag lan moo ko ci dugal waaye analyste bu toll ni moom waroon na mën a xool réew yi ñu wër stabilité bi am Sénégal loolu moo ko indi ndax soo xoolee ci benn côté tey boo jëlee États-Unis mooy la première puissance économique et militaire mondiale ñëpp xam nañ ko tey ñoom seeni militaire suñuy dem guerre waxuma la sax même bu ñu demul guerre seeni militaire ci biir dafa am ay prêtre dafa am ay gay dafa am ay musulman dafa am laneen ak laneen te tey ñoom bu julli jotee militaire bi nga xamante mën naa jiite ay moromam da leen di jiite suñuy dem guerre seen prêtre yi bala ñuy dem dañ leen di bénir seen biir su mees jotee dañ koy def ak seen ay prêtre su julli jotee ka fay imam ci biir arme da leen di jiite nga dem réew mu mënti doon ci àdduna bi militaires yi loolu yàqul dara ci seen diine ñu war koo rafetal na mu war a nekke ba pare garder seen parce que armée aussi métier la tey li ma mënta comprendre mooy réew mu mel ne Sénégal nga xamante ni tarixa yi murit ak yeneen tarix yi dañ ci am doole parce que avant ngay doon militaire wala ngay doon métier boo ma di nekk dafa fekk d'abord nga doon jullit am ci tarix boo bokk même boo bokk ci tarix sax mais am na loo gëm waaye est-ce que nekk ci benn métier dafa war a tax nga bàyyi sa gëm-gëm est-ce que tey ki nga xamante ni militaire la judd ci benn diine walla judd ci màgg ci yaru ci ba la mu gëm est-ce que tey su doonee soldat dafa war a jël loolu bala mu gëm xanaa moom léegi su deewee kon kenn du ko delloo ca pas-pasam ndax gendarme bi wàcc fan yee passé levée de corps bi mais ba ñoo dem dañ koo jullee léegi kon lu tax militaire bi amul sañ-sañu jàng xasida bu fekkee ni sax moom dafa gëm ni xasida googu moo koy dimbali ba bu demee guerre dikkaat wala mu gëm ni sax même bu doon day dem guerre sax même bu demee ak lu mënti liggéey
loola xasida gi mu jàng dina ko dimbali ba tey bu ca amoon lor sax maanaam loolu day doon ak ndimbalam ak mbégteem kenn ñaanu ko yàlla. ba pare dañoo war a bàyyi di mélanger affaire yi laïcité ni ko tubaab yi dundee ak ni mu ko ëndee ak ñun ni ñu ko bëgg a doxale dafa bokkul. ngeen jéggal ma ñu nag ci image yi ni mu lëndame. sëñ Modou ñu ngi ziar tey soo xoolee laïcité bi nga xam ne tubaab bi moom la indi mooy nit ku nekk day wedd maanaam cité bi ñu bokk maanaam fi nga xam ne fa la ñëpp war a daje ku fay ñëw da ngay dindi sa diine teg fële maanaam da ngay summi sa ngëm-ngëm teg fee doo nga mën a bokk ci cité bi. alors que nag Sénégal ñun li ñuy dund kon war nañ ko wutal waneen tur bu dul laïcité parce que li ñuy dund moo gën laïcité. fii kenn ku nekk booy dem fa nga jëm da nga yóbbaale sa diine fonk ko nam mate waaye nag boole ci ak respecté diine keneen ki nga xamante ni moom ngay fekkee ba doo ko yàqal dara. sa pas-pas bi nga am tey doon murit di jàng xasida taxul nga dugg ci baneen diine jàmbur wala baneen pas-pasu jàmbur ba yàqal ko ca dul toll ni tarafatalaay ni kon waruñu jël exemple ni armée bi wala bu ma dul armée sax ak faneen fu mu mën nekk administration sénégalaise maanaam dañ koy tarixaliser maanaam dañ koy teg ci wàllu tarixa déedéet loolu analyse bu suufee la ndax nit ki la mu pas-pas ba mu ne moo ko yar ba mu màgg sax ca loolu la yaru ba tax tey mën naa am loolu moo tax du sàcc pas-pasam boobu mën naa am moo tax tey du def lu bon mën naa am tey sax bu dee soldat bi nga xam ne dafa war a dem guerre au delà de li ko armée jàngal mën na am gëm gi mu gëm xaside yi tax na su demee du lor ku mu wër tolor du jël lu moomut parce que am na lu mu gëm waa léegi bu fekkee ni tey kooku dafa ñëw am benn liggéey nga ne ko léegi sa ngëm-ngëm boobu da nga koy yemale ci buntu fi ngay liggéeyee kon ba ne nit lay doon boo xam ne du bokkul ak ki mu doonoon ba pare dañuy jaawale Sénégal ñun ni ñuy dundee amuñu problème mu tarixa amuñu problème mu ngëm-ngëm ak diine da ngay dugg ci génn kër fekk ci kii doon tijaan kii doon murit kii doon ibaadu rahman am na si kër yoo xam ne sax ñii dañuy nekk catholique ñi nekk jullit waaye kenn ku nekk sa pas-pas yaa ngi koy sàmm nam mate ba pare yamale nag sa pas-pas ba doo lor kaneen kii te ñu ngi dund ensemble donc pourquoi ñu bëgg koo changer au nom de quoi au nom d'une laïcité française ou une laïcité occidentale boo xamante ni tubaab yi ñu ko dundee noonu déedéet loolu ñun au contraire man damaa gis ni ñun ni ñuy dundee dañoo war a fexe ba vulgariser ko sax parce que ñeneen ñi roy ci ñun parce que ñun li ñu am lu baax la li ñu am avantage la li ñu am or la waruñu ko yàq parce que loolu wax bu diis la loolu wax bu diis la wax ni maanaam militaire yi nga xam ne dañuy jàng xasida wala mais directeur de la police bi mu demee Thiès boo leen xoolee YouTube di ngeen ko gis mais dafa wax lu am solo dafa waaraatee ci waar bu am solo mais ci alxuraan la ko jëlee waru ko def lu baax fu baax ku ne war na ko def militaire yi ak armée bi ak nu mu tuddati ak kenn ku nekk fa ngay liggéeyee war ngaa mën a ci sa pas-pas soxna Xadi ñi ngi siyaar sëñ Pape màggal nañ leen ñi ngi leen siyaar baax a baax waa ñi ngi ci analyse li Babacar Sy Ndiaye waxoon keroog ci ni armée bi dafa am lu yéeme lu ci dugg mooy affaire u tarixa waaw te wax ba tudd nag ñi jàng xam waaw buñ dikkaatee tey ngeen jégal ma bu baax daa am ku doon wote léegi tey suñ dikkaatee ci nit ki nga xamante ni am na pas-pas maa xam muy jàng xasaayit mbaa mu am diine ji mu yore am na sañ-sañ fa muy liggéeyee pas-pasam boobu mu fësal ko bu fekkee ni contraindreul maanaam yàqalul keneen ci wàllu liggéey bi ñu bokk
wala mu xatal ko wala mu vexé ko wala mu dugg ci ay limitam waaye loolu amu fi kenn ku nekk am nga sañ-sañu pas-pas bi ngay dund nga dund ko ci ni mu gën a rafete boole ci ak respecté pas-pasu kaneen loolu nag amaluñ ko benn métier amaluñ ko benn lieu ndax bis bi ñun suñu demee ñun ba génne dundin gi ñuy dund suñuy tarixa loolu da ngeen ci bàyyi xel bu baax a baax suñuy tarixa ni ñu koy dundee moo xam ngay jàng xasaayit moo xam ngay wasifa moo xam ngay def leneen suñ demee ba ni loolu maanaam dañ koy génn ci ni ñuy dundee day yàqal lan su boobaa nag dañuy doon ay tubaab wala dañuy mel ni yeneen réew yi te ñun suñu réew ñu nañ sant yàlla ñàkk am na fi pauvreté am na fi dëgg la am na violence waaye nag am nañ jàmm de te loolu nag suñ pas-pas yi ak suñ tarixa yi ñoo na ko may de waaw ma joxal leen benn exemple tey comme ça ñu gën a dikkat tey nit ñi ki nga xam ne dafa tudd sëñ Mourtala Gueye wala mu tudd sëriñ Xaadim Bousso Njaay wala mu tudd Maodo Malick Faye wala mu tudd Jean Baptiste Sarr waa kooku est-ce que ci dans une certaine mesure est-ce que jar na ngay laaj ban tarixa la bokk jaru ko d'abord ci suñu tur yi rek ci lañ njëkk a xamee ñun tarixa yi ñu bokk wala jullit lañ wala leneen lañ donte nag am na ñoo xamante ni mën nga bokk sax des fois ci beneen ba pare tudd beneen tur parce que man am naa xarit yoo xamante ni dañuy tudd ay Jean Michel ba pare nekk jullit cela veut dire que rafetal bi ñu nekk si suñu biir gis naa ñoo xamante ni dañuy tudd Mamadou Ndiaye ba pare nekk chrétien kon ñun ban problème lañ war a am ba war a tax ñu naan dañoo war a interdire dans l'espace public wala dans les lieux de travail nit ki wane pas-pasam on n'a pas ce problème ngir yàlla bu leen ko fi dugal ndax damay dikkaat ci benn cas damay dikkaat ci ku mag ki damay dikkaat sëñ mag bi ndax sëñ Idrissa dafa def waxtaan bu am solo ci badar gi waxtaan boobu nag yóbbee nañ ci ñun ñu gëstuwaat lu baree bari donte gëstu bi doyul sax àggul waaye kenn ku nekk mën nga cee gëstuwaat tey soo leen xoolee nit ñi nga xam ne tubaab bi ñoom lañ gën a yëkkati ci àdduna maanaam ay Franklin Roosevelt ay Mahatma Gandhi ay Nelson Mandela ay Alexandre le Grand Gengis Khan nga xam ni mooy yonte bi dama ko jëlale sallallahu alayhi wasallam moom bokkul ci ñii parce que ñii ay doomu aadama lañ ci ñoom laay wax tey soo xoolee ñoom ñi gën a kawe ci ñoom maanaam doomu aadama yi l'humanité ci ñi nga xam ne daf leen di tudd ay Karl Marx ñu mag ñooñu nga jël ku mel ni sëñ bu mag bi boo ko tegoon tey kenn ku nekk ci ñoom nga teg ko da ngay gis ni ci wàll yëpp nag yemul ak ñoom dañuy jël benn cas muy cadre jàmm ak paix cadre jàmm la ñuy jël ak cadre paix nga xam ni moom lim ci def ci li nga xam ne lu tuuti rek liñ ci mën a analyser par rapport ak ñeneen ñi ñuy tudd nga xam ne tey adduna bi mu Europe xam nga tey tubaab yi suñuy tudd ñoom ñi ñu xam la ñuy tudd mais ñun suñuy tudd sax tubaab yi la ñuy tudd tey soo jëlee Nelson Mandela jàmbaar la bonkal la parce que sauvé na xeetam ba tey adduna bi fu ne dañ koy ndamoo mais avant muy sauvé xeetam moo ko sauvé parce que Mandela dañ ko tëj kaso man je me rappelle très bien ñun école fii bi ñu nekk primaire dañ daan chanter sax fii woykatu Sénégal yi bari woy nañ ay ñoom Omar Pène ñu bari woy nañ Mandela Afrique gépp jóg xeexal ko bañ libéré ko kon moom liberté am ak dayoo bi mu am mais nit ñee ko may nit ñee ko xeexal te ANC bu leen fàtte ni ANC ci parcours am def na attentat rey na nit def na attentat ba nit dee ci soxnaam def na dëgg la nag jàmbaar la parce que yàlla may na ko xolu muñ ba bi mu génnee toppantewul
waaye suñ dikkee tey ba tey mën nañ jëlaat beneen cas ñu jël Gengis Khan conquérant la woon ñaata doomu aadama la faat avant muy am li mu bëgg. Alexandre le Grand, Franklin Roosevelt, George Washington ñoom kenn ku nekk ci ñoom say àndandoo rey nañ nit ci xeex pour gagner seen liberté donte pour gagner liberté la waaye deret tuuru na te ci ñoom la. tey soo jëlee kaaw ku mag ki sëñ mag bi peuple am xeexalu ko de nekkul ñun ñoo ko xeexal ba libéré ko de déedéet moom moo xeexal boppam moom moo libéré boppam libéré ñu. nga jël ko demee ne Mahatma Gandhi c'est un grand homme adepte de la non-violence mais son peuple a subi la colère des Britanniques anglais yi tey. Gandhi kenn dóoru ko mais ñaata nit ñoo dee ci idéologie Gandhi avant que Gandhi doon li mu doon. Gandhi tey li mu woote bu ko ci nit ñu toppul woon nit ñu bari joxe seen bakkan kon moom tey du doon Gandhi ay nit dee nañ ndax Gandhi. kon moom boo xoolee violence bi mu doon xeex dëgg la xeex na ko ci jëmmam waaye peuple am dañ koo xeexle peuple am dañoo subir violence bi. kon moom moo peuple am ñoo ko ànd def ba pare peuple bi daj ci moom lu mu dajul sax donte jàmbaar la. tey nga jël kaaw baneen borom xam-xam yéen ñi intervenir mën ngeen a joxe borom xam-xam yi ngeen xam sax tey nga jël kaaw baneen borom xam-xam baneen nit ku ñu tudd ci àdduna bi par exemple mën nañ jël Charles de Gaulle nga xam ne moom mën nañ wax ni bokk na ñu libéré France mais moom guerrul ay nit ñoo guerre à sa place ba tey France libre mais tey koo jëlee sëñ bu mag bi kenn xeexalu ko kenn xeexalu ko amul kenn ko ñi maanaam dañ ko tërinde ko ndax sëñ bu mag bi amul wala koo xam ne dañuy sëñ bu mag bi yàlla ma yàlla jéggal moo ko lor ci loxoom amul wala mooy santaane ci lor ko amul kon moom kenn xeexalu ko santaaniwul xeex te li mu dajit moom moo ko daj personnellement maanaam moom moo ko daj jee jàmbaar ji moom ko la de ku mel ne moom da néewu fi li mu daj moo ko daj nit waa réewam sonnaluñu ko diggante ma tubaab bi kenn jàppale ko ci lu toll nii tarafatal ni lépp moo ko daj waaw ba pare tourné waat nag jéggal leen mais am na ñoo xam ne bu leen neexee jéggale parce que nit ñi ñoo leen a xeexal tey soo xoolee kon ki nga xamante ni mooy ki gën a mag ci àdduna bi maanaam ci humanité ki ëpp solo ëpp ci lu mu muñ te tuurul deret tuurluwul au contraire subir ba mu jeex mu jéggale baale kooku kenn kese def muy Sëñ Tuubaa kon kooku ay xasidaam tey bu ko ay militaire di jàng loolu ak cant la ndax militaire yooyu duñ def mukk loo xamante ni wuute na ak liy dëgg ak liy yoon ñun dañoo war a xam ki ñu am xam li ñu doon duñ ay tubaab te li ñu am ñàkk nañ fayda goo xamante ni dañ rey tubaab yi ba bàyyi ko parce que ñun lu yaakaar ne lu tubaab yi indi rek baax na ay Babacar Justin Ndiaye wala Madiambal ñoom ak même Pam Ngañ war nañu cautionné loolu ak keneen ku manti doon pourquoi ñu complexé lu tax ñu bëgg a complexé ba lu tubaab bi indi ñu ni baax na ñun lu ñu indi baaxul. Quelle laïcité mais on a qu'à trouver un autre terme pour ça que inclusivité bi ñuy dund mooy nit ki day doon li mu doon am pas-pas bi mu am pas-pas di ko dund ci cité bi am sañ-sañ ñu fësal ko te du yàqal kaneen leneen ci li muy dund war nañoo sant yàlla nañ xam li ñu doon suñu ñàkk fayda ak suñu ñàkk fulla ak complexe moo tax suñu lu baax duñ ko wane waaye ñun kenn gënuñu dinañ dikkaat ak yéen ci analyse bi lu gën a xóot jàngeen jëf maa ngi jégalu ci qualité image bi mais dinañ ñëw ci lu gën a leer jàngeen jëf sama gars yi